mu ngoog benn waxtu jot sënkam mbokk yi dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko daal di sumb fële nga xam ne moo di ca Mbissine gox la gu nekk ca bët saalumu réew Sénégal gannaaw lu ëpp fanweeri at yoo xamante ne askan nga fay yeewoo demoon nañu làkkatu ji ci yenn ci ay gox yoo xamante ne ñoo nekk ca pegg ga tàmbali nañu nag ñibbisiwaat waral nag ñu daal di fay sumb ab liggéey googee nag ngir gën a ñoŋal nekkin bi sa dëkk boobee di Missine daan fa dellusiwaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ak suñu correspondant ca Ziguinchor di Assane Ba. ci jotaay gi daañu àddu itam ci jamono jooju nga xamante ne Ndakaaru ay tableau publicitaire yi nga xam ne ñoom lañuy nemmeeku ci pegguk tali bi rawatina ca corniche de gis-gis nga xamante ne dawalkatu oto yi moom lañ ci amee daan ci leen teewlu ci biir xibaar yi ci jamono joo xamante ne itam mbébét daal nay jip ngir jële fi yile tableau publicitaire daan ci ànd ak Aliou Sow ci biir xibaar yi. ci biir xibaar yi daañu àddu itam ci liggéey beneen boo xamante ne sumb nañ ko ñu ko amalee nag ca sëg ya nekk ca Yoff waa UCG ñoom nag daal di koy amal unité coordination gestion des déchets solides ñoom tàmbali bi la liggéey ñu dippee ko set setal rawatina bërëb yi nga xamante ne ñu mel ni bërëb bi di Yoff sëg ya kon itam daañu ci ànd ak suñu reporter ba ñu fa teewaloon ci biir xibaar yi mbokk yi mu ngook li moo gën a fës ci jotaay gi léegi ñu daal di koy faram-fàcce. jotaay gi gannaaw bu ñu leen yoo tàmbali gi ñu amale ko ak li nga xamante ne moo di drogue bi ñu daal di teg loxo di sinébar lu toll nag ci xayma ci koppar 200 milliards bu ñu sukkandikoo ci waa douane bu Sénégal ñi amal boobu la liggéey di marine bu Sénégal jëflante nag dox ci ñaari takk der yooyee rek ngir gën a wattu kaaraange askan wi mu di nag drogue boo xamante ne daal nañ koo lakk ci gaaw gi fu ñu ko amalee nag fële ca Dangote lañu ko daal di amalee ngir rek daal di lakk bile drogue nga xam ne teg nañ ko loxo ñu amal ko ci teewaayu suñu reporter di Isidore Alexandre Sène. ci ab diir la waa subdivision marine bu douane teg loxo ñetti bateau yi nga xam ne de drogue lañu defoon looloo waral ñu am résultat bi ni mel waaye nag ñu ànd ci ak yeneen i takk der yi nga xam ne de liggéeyuñu ci douane. mu nekk drogue yi nga xam ne quantité bi dafa xaw a sakkan drogue yooyu nag marine nationale représenté ici par colonel Sarr ñoo ko jàppoon dañu jàppoon d'abord ñaari navire ñaar yëpp yem def hashish. biñ ko xaymaa benn bi amoon na à peu près 8 tonnes et quelques beneen bi tamit 8 tonnes bu nekk amoon na valeur 75 milliards ci fan yële passé ñu jàppaat beneen navire bu ñuy wax Rosa mais bi moom cocaïne la yet donc biñ ko jàppee waa marine dañu woo toutes les forces de défense et de sécurité yi nga xam ne dañu am dans leur compétence lutte contre la drogue donc ñu ñëwee ñu dajaloo seet naka la liggéey bi gën a rafetee même dem na ba ci ñi doon fouillé bateau yi sax dañu def ay groupe mixte mu am douanier am policier am gendarme ñu boolee liggéey ko muy liggéey bu rafet. tegub loxo bi la drogue lu muy tekki rek moo di ab chaîne la woon bi nga xam ne de ñoom takk deri douane yi dakkal nañ ko. comme ni ma ko waxee sànq drogue bi fa mu jóge xëy na sore na dox na ba yegg si ci suñu dëkk te fi ñu ko dugal lakk ko ça veut dire que jeex na définitivement bii moom kenn dootu ko jëfandikoo bii kenn dootu ko jaay. loolu ne serait-ce que loolu am na solo aussi ci quantité bi ni mu amee solo ni mu bëree am na solo aussi ci valeur bi sur le plan financier. liggéey bi nga xam ne def nañ ko day wane rek coopération bi nga xam ne de am na ci takk der yi muy waa police muy waa douane ak waa gendarmerie. police ak douane ak gendarmerie du tey la ñu nekk ensemble. peut-être fii Dakar nga leen di gis fii mais soo demee ci frontières yi police gendarmerie douane dañuy liggéey la main dans la main. te tey noonu rek la ñu mën a liggéeyee pour mun a daan criminalité yi. incinération bi nga xam ne nag def nañ ko tey ñu ko amale woon ci cimenterie bii di Dangote ana fan la drogue boobu la yëpp jógee faaw rek ñi nga xam ne waa OCRTIS jeexal li nga xam ne moo di seeni enquête.
Isidore Alexandre Sène gannaaw liggéey bi nga xamante ne takk der yi amal nañ ko jëm rek ci wàllub kaaraange beneen liggéey boo xamante ne daal nañ ko amal taxawal nag kuréel goo xamante ne mi ngi ëmb ay xeltukat jëm rek ci wàllub kaaraange waaye itam dundinu askan wi rawatina lu soxal nag wàllub njàng ak njàngale wér-gu-yaram ak itam loo xamante ne jëm na ci wàllub kaaraange dendoo Afrique rawatina waaye itam lu jëm ci wàllub ëttu këru diine yi boobule kuréel nag ñu daal di koy taxawal démb ci teewaayu kii di suñu reporter di Mame Seynabou Babou ki yëkkati ay kàddu nag di wuyoo ci turu Albert Diatta bokk nag ci boobule kuréel ñu teewlu ko. académie bi dafa bëgg a saytu ci lu ñuy naan jàmm bi daal mooy jàmm au bout du compte waaye li koy utaleeg yenn académie yi mooy que ñenn ñi dañuy liggéey ci koom-koom liggéey ci wàllum karange liggéey ci wàllum wér-gu-yaram moom boole na ëmp na loolu yëpp bokk na ci waaye lim ci gën a saytu mooy jàmm ji au bout parce que karange wér-gu-yaram maanaam koom-koom yëpp bu ñu amulee jàmm loolu yëpp mënul am gis nañ fi dëkk yoo xamante ne donte am nañu ay richesse waaye jàmm ji amu fa am nañu ay exemple yu bëri biir Afrique donc ñoom seen but nag mooy que ñu liggéey ndax jàmm jooju noonu am ci réew mi leneen li mooy li ñu wax sànq identité mooy maanaam nga xam sa morom mooy ni ma ko waxee démb mooy nga xam sa morom man mii par exemple catholique la bu ma xamee musulman bi dina ma permettre man sama jëm bopp moom ma gën ko respecté waaye bu ma gëstuwul ci moom du ma ko mën a may cër ndax xamuma mooy kan foog ma xam moom kan la doon diinoom lan la ma mën ko may cër moom it mu jéem a gëstu ci man ma may cër foog naa ne loolu mooy mun a tax xol yi doon benn ku nekk nag gëm na lu muy gëm waaye xol yi doon benn ñu mun a am jàmm ci réew mi am jàmm ci Afrique tam. bët gànnaaru réew ka Sénégal Ndar Géej daal nañ fa taxawal itam ab centre boo xamante ne dafay tàggat rawatina lu soxal nag wàllub lii di hôtellerie ak wàllub tourisme ñi nga xamante ne nag ñoom lañ ci fas yéene tàggat daal nañoo yëkkati ay kàddu ñu tàmbali nag tàggat googee gannaaw nag bañ ci dugalee ay koppar lu yemoo ak benn milliard ci suñuy koppar ci boobule centre nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nar a bokk ci tàggatu bi jot nag ay caabi yu bawoo nag ci ki nga xamante ne moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllub xëy mi ci réew ko Sénégal ñu amal ko ci teewaayu suñu correspondant di Momar Alice Nia. caabi centre de formation professionnelle ci wàllub hôtellerie ak tourisme bu Gandon jébbal nañ ko nag professionnel yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllub tourisme ci diwaanub Ndar loole nag ci partenariat bu dox seen diggante ak nguurub Sénégal. centre bi nga xam ni état du Sénégal ànd ci ak ay partenaires am def na ci milliards ak lu teg ci xaalis mu war a nekk centre boo xam ni centre bu mucc ayib la pour tàggat ndaw ñi nekk ci Saint-Louis mais ci Matam ak ci Louga ak ci Sénégal yépp mun naa wax sax ci sous-région bi ci wàllu tourisme ak hôtellerie. xam ngeen ni tourisme dafa am solo ci suñu économie mu am ci pàcc bu rëy boo xam ni mi ngi koy joué président conseil d'administration wax na ko sànq Covid bi jaar na fi xaw a sonal entreprise hôtelière yi mais état du Sénégal taxaw ci seen wet pour gunge leen. ñu tabax ko ci région bu Dakar Ziguinchor ak Ndar centre yi nag liñ ci jublu mooy fexe nag ba gën a ñoŋal wàllu tourisme. loolu suñ ko defee dañu bëgg yombalal ñaar. benn mooy tàggat xale yoo xam ni suñu paree dinañ mën a am liggéey ci entreprise de tourisme yooyu mais tàggat ay xale yoo xam ni suñu paree dinañ mën a def seen yëfi bopp ci wàllu tourisme mais aussi et surtout tàggat ñi nga xam ni déjà ñi ngi liggéey ci hôtel yi wala ci restauration yi pour que ñu mën a améliorer seen formation pour que service yi ñuy def gën a kawe gën a mën a dëppaloo ak jamono. ONFP muy office national formation professionnelle mi ñu dénkoon a liggéey yëpp centre yi ak équipement bi yamuñ ci loolu ndax indi nañu ndox mu sell ci dëkk bi nga xamante ni moo di Njaw Siir fa centre bi nekk. Maralis ñaa gannaaw bët gànnaar ñu wutali ca bët saalumu réewuk Sénégal ca fi nga xamante ne moo di arrondissement bu Niaguis gox bi ñu naan Mbissine na ma leen ko jujje woon sànq ci bopp xibaar yi Mbissine gannaaw nag lu jege fanweeri at yoo xamante ne askan ga fa yeewoo dañoo demoon làkkatu ji ci ay gox ñoom nag tàmbali ñibbisiwaat juróomi fan ci weeru ko juillet atum 2020 askan googee nag ngir dund gu gën a mën a ñoŋ ñi nga xamante ne nag ñoo ŋànk gox ba dañoo tàmbali ay liggéey ngir rek nenk
nekkin bi gën a mën a jaar yoon tabax ay salle de classe jële leen nag ci li nga xamante ne moo di classe ya ñu fa doon nemmeeku nekkoon ak ay néegu ñax ngir rek njàng moo xamante ne njàng mu jaar yoon lay doon correspondant ba ñu teewal ci saarumu réew Sénégal di Assane Ba. ci wàllu tollale gox-goxaat yi village bu Bissine nekk symbole ci mouvement de retour population déplacée moom nag jot na réceptionné ñaari salle de classe ci école élémentaire bi mu nekk ay salle de classe yi nga xamante ne day ñëw rek wuutu li nga xamante ne mooy abri provisoire yi ñu defaloon ginnaaw bi askan bi ñu bisee. am ci mbégte ak contentement ndax tey jii lu ci mel ni Bissine dëkk boo xamante ne pendant presque 28 ans voire même 29 ans mosul gëj naa am école. depuis 1992 lañ fi jógee école bi boobu la tas ren ji depuis daaw ñu dellu si waat 2020 ñu andil ñu école bi loolu kontante rek lañ ci am. ginnaaw bi mu rôle bu am solo ci wàllu kaaraangi zone bi ak ñibbisi bi nga xamante ne moom la askan bi ñibbisi sous préfet bu ñaagis léegi nag dafa bëgg rek gunge askan wi ba ñu mën a am ay jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo. dañu am yéene lépp lu baax lu am Dakar lu am Saint-Louis lu am Thiès Ziguinchor ñu indi ko Bissine indi ko yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo dawoon làqu Bissine nag dafa nekk symbole moo tax bu ñu nee Bissine rek ñu ngi wax yeneen village déplacé yi moo tax ñëw tey bëggoon nañ def cérémonie sax bien avant l'ouverture mais dafa amoon ay contraintes boo xam boo ñu calendrier. ñu xam taxawaay bu am solo bi mu am ci wetu askan wi nga xamante ne ñoo day woon seen dëkk yi bi ñuy ñibbisi si biir Casamance député bii di Demba Keïta nag am na taxawaay bu am solo ci tabax bi nga xamante ne moom la ñu tabax salle de classe yi parlementaire bi dafa fas yéene rek def benn plaidoyer ci ministre bi nga xamante ne moo yëre wàllu njàngale mi ba école bu Bissine mën a am ci avantage yëpp. dañuy profiter ci teewaay ki directeur de la construction sanitaire pour ak responsable yi nekk au niveau de la région et du département ñu mën a def ay rapport jëbale ko ministre pour que école yi bu ñu paree rek ñu am ay jàngalekat. ñu njëkkoon kaa taxawal ci atum 1962 école élémentaire bu Bissine nag dañ ko rek mujjee woon bàyyi ci atum 1992 ginnaaw bi nga xamante ne askan wi dawee woon nañ seen dëkk yi ndax ay yooyu fépp yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci gox ba ginnaaw bi ñuy ñibbisee ci juróomi fan ci weeru juillet 2020 bii weesu askan wi nag dañoo taxawal ay abri provisoire balaa ñoo am ñaari salle de classe yi. Assane Ba Rufisque Tëngéej ak lycée bi nga xamante ne moo di lycée Abdoulaye Sadji élèves yi nga xamante ne jot nañu faa jaar ñoom naka daal di bokk ci association dippel leen association G80 ñoom nag ñu fa amal liggéey bu am solo jagleel ndongo yi nga xam ne ñooy jàngee ci boobu le lycée Abdoulaye Sadji ñi nga xamante ne nag ñooy xale yu jigéen ñu daal di leen jagleel ay serviettes hygiéniques mu di ndimbal boo xamante ne moom la ñu jox yooyu le xale yu jigéen di jàngee ci boobu le lycée Abdoulaye Sadji bu Rufisque Tëngéej mu di nag taxawu bu xamante ne ñii di waajuru ndongo yi daal nañ ko rafetlu Babacar Seck. ña nekkoon élève ci lycée Abdoulaye Sadji ci atu 80 fàttewuñu daara ji leen tette may neen ci lim bu am solo ay serviettes hygiéniques ak ay garab élèves yu jigéen ya fa nekk loolu dina tax gis mbaax di tere xale yu jigéen yi dem l'école. ñu ngi doon célébrer la journée nationale de l'éducation des filles maanaam jàngum jigéen yi. État du Sénégal nag def na ay jéego yu bare ci jàngum jigéen ci wàllu seen nekkin école ak seen wàllu toog ci école mais ba léegi am na lu bare loo xamante ne mi ngi gàllankoor xale yu jigéen ñi dafa am loo xamante ne waaw dafay dab jigéen ñi weer bu ne bu leen dabee am na loo xamante ne bu ñu ko amulee am na jumtukaay yoo xamante ne bu ñu ko amulee dañuy absenté tey loolu la waa génération 80 andi pour jàppale jigéen ñi jàppale école bi. association bi di LAS G80 dafa wuyu ci woote waajuru ndongo yi te am yéene wéyal jëf yu ni mel bu dee ni sax doon nañ ko bu yàgg. lycée bi di fi ñëwaat mooy suñu warugol parce que tey ji lépp loo xam ne nekk nañ ko lépp loo xam ne am nañ ko fi lañ ko jëlee parce que fi la ñu jànge li ñu am fi lañ ko amee donc dafa nekk devoir ñu fiy dellu si mais di si jàpp wax naa ko sànq ci nasaraan am na léegi 4 ans donc ñëwoon nañu réussir ba état du Sénégal def si lycée bi 280 millions bon liggéey bi yegg na yeggul mais ñun xam réussir woon nañu am mais aussi daaw ak daaw jéeg aussi ñëw nañ pare di fi ay xale parce que fii dafa am cantine scolaire donc ñu jël en charge une 50aine d'enfants pour chaque année durant année scolaire bi yëpp jàppale leen mais li may wax rek moom mooy que ñun dañuy continuer ñëw. mu am ñu bëri ñu fa bokk ñu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram LAS G80
am na yéene ci weer yi di ñëw def bëccëg boo xam ni dañu saytu wér-gu-yaram te kenn du ci fay dara ñu jagleel ko ndongo yi. Babacar Seck ñu dellu siwaat fii ci Ndakaaru rawatina ci corniche bi waxtaanee tableau yi nga xamante ne moom la ñu fay nemmeeku di ay tableau publicité yooyu les tableau nag ñi di dawalkat oto yi di joxe ay gis-gis yi nag waroo ci reportage bi nga xamante ne moom lañ leen amal gannaaw nag mbébét bi nga xamante ne am nañ ko ngir jëlee di tableau publicité yi ci yoon yi rawatina nag ci peggu tali yi Aliou Sow reportage. Corniche Ouest borom woto yi ku nekk def na constat ñeel panneau publicitaire yuñ fi jële mu nekk li doon indi jafe-jafe ci dawalkat yi li si mel ni accident. waaw panneau yi de am na heure boo xam ne dañ lay gêner guddi gi bépp boo xamante ni dafa am tableau écran day gêner day lay gêner booy dawal. boo ko soree doo gis tali bi te doo gis aussi ki ngay dajeel bu baax. actuellement boo ñu ko di déglee xam nga tey lañ ko dindi départ gu ma ci guddi gi waaye daal li ma lay xamal moo daana gêner nit ñi moom. du panneau yu ànd ak lumière képp mooy indi li ni mel yu nekk ci virage yi tamit dina faral di wàññi gisuñu chauffeur yi. léegi nag panneau bi bu ñu ko placé foo xam ne ci virage en même temps panneau bi nekk panneau bu mag yow boobaa daf lay créer ay problème léegi li ngay mujj def rek mooy yow yaay xool nan ngay débrouiller rek ba génn ci mais panneau yi moom wax dëgg yàlla moom des fois dañuy déranger bu baax a baax sax bu baax a baax muy ci corniche bi muy feneen fu mu mujj doon waral bu ñëwee rek moom day foncé dem bu foncé dem fekk am na keneen ku jóge fa di ñëw rek loolu mooy waral ñuy daje mooy indi choc yenn yi choc yëpp indi mais panneau yi moom buñ ko dindi woon yëpp ba mu jeex sax ñun bëgg nañ. ñenn ci automobiliste yi gisuñu benn yoon solo yi dindi fi panneau yi amul lenn lu muy yàq ci seen liggéey yi. ñun daal panneau yi wax dëgg yàlla ñun xam nga lu ñu jëriñu kuy dem nu yeb ko waaye ñun panneau yi yàqal lu ñu nu fi defaral lu ñu nu fi dara. non man fii panneau yi ne woon man seenewuñu virage bi ci man. Descos jamono ji démantelé ay panneaux publicitaires ci corniche ouest fu tolloog prison bu Rebeuss ba mosquée de la divinité yenn ci borom woto yi bég ci lool waaye ñeneen ñi di jàpp ne amul benn impact ak ñoom. UCG ñu ngi woon ca cimetière sëg yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Yoff waa unité coordination gestion des déchets solides nag amal fa liggéey bu am solo liggéey boobee nag jagleel ko wàllub set setal ngir rek gën a defaraat foofee nag nga xamante ne moo di bërëb ba di nag sëg ya nekk ca Yoff ñu amal ko ci teewaayu suñu reporter itam di Babacar Ndoura. programme bile dugg na ci ab jéego boo xam ne UCG da koy amal at bu nekk ngir setal bile yoon nag UCG bëgg rek setal bu baax a baax sëgg jur ci nga xam ne ñoo nekk ci Yoff. UCG nag chaque année day accompagner toujours la communauté lébou les populations les délégués les collectivités territoriales pour que véritablement cimetière yi ñu mën ko bay nettoyer ko defar ko bu baax donc ci loolu dafa nekk suñu agenda annuel moo tax duñ ci xaar association xam ci kenn. UCG yëkkati na ay jumtukaay yu takku waaye tamit ay lim yu takku ci nga xam ne ñoom lay liggéeyal ngir mbooleem li nga xam ne moom la ñu séenu ci bis bi ñu am ko ci ni mu waree. ñu ngi mobiliser pour le moment 5 bennes à ordures bi nga xamante ne moom assuré enlèvement déchets yi ak 600 agents yoo xamante ne ñoom ñooy désherber ou en dehors maintenant du dispositif bi nga fi gis bi nga xamante ne c'est des citoyens sénégalais yi ñëw bokk ak ñun maintenant cette belle opération. askan wi nga xam ne moo féete fii ci Yoff ak ay association yu bari daal nañu dugal seeni loxo ci bis bile ci loolee ñu daal di sàkku rek ci kilifa yi ñu jagleel weer novembre bi nga xam ne ci lañ nekk muy bis bu ñuy setal mbooleem sëg yu Sénégal. pour man li acte citoyenneté la dafa war a bokk sax ci suñu institution je pense que bu ñu génnee octobre rose rek war nañu mën a attaquer novembre des cimetières donc man loolu laa bëgg boobu laa am pour Sénégal képp fépp foo xam cimetière ma nga fa ñu def ko novembre des cimetières bu ñu génnee octobre rose rek attaquer novembre des cimetières. setal yi nga xam ne moom la ñuy amal ci bis gi dina doon ab buntu ngir askan wi daal di dooleel nekkin wi diggante jullit yi ak ñi nga xam ne ñoo di chrétien.
Pape Babacar Ndour ñu àddu nag ci ndaw yi nga xamante ne ñoom itam dañuy daal di dogu ci seenub liggéey dippee ko nag ci entrepreneuriat liggéey boo xamante ne ñoom nag ñoo koy taxawal seenub bopp ayu bés nga xamante ne moom la ñuy jagleel wàllub entrepreneuriat jamono ji nag ñu ngi ci waral nag ñu daal leen xamaleek benn ndaw di wuyoo ci turu Cabalo nag moom ndaw la daal di taxawal ay entreprise yu ci mel ni nag entreprise bi di Wakili ak yow la moom nag liggéeyam mu di daal di ñaw ay yére yooyee nag muy ñaw dem sax mu ci solal ay artistes yoo xamante ne ñu ngi leen ràññee lool ci réewu Sénégal Cabalo daal di sekk waxtaan ak Abdourahmane Ly nataalam. entrepreneuriat baat bi xam ko bu baax mokkal ni bu baax lu muy tekki ndax ay yoon teg na tànkam jëmale ci li ni mel yow la ak Wakili muy tey ñaari entreprise yoo nga xamante ni moo nekk ci bopp ba te mu am ci taxawaay bu am solo. waaw domaine yu may exercer communication la événementiel ak artisanat donc artisanat bi moom mooy ñaw la ak defar ay accessoires ak vraiment def ay décoration donc décoration mën na nekk intérieur comme mën na nekk extérieur. muy ay mbir yu neex loolu kii di Caba loole nag gi tàmbali bu muy nekk gone waaw ndax bu muy nekk gone moom Caba dafa teeloon a bëgg ay affaire organiser ay xew yu si mel ni ay mariage mbaa ay ngénte. bu ñuy organiser ay mariage bu ñuy organiser ay ngénte anniversaire yi donc yaa ngi ci organisation bi première expérience yi foofu lay commencer boo demee itam ci domaine u ñaw bi expérience yu njëkk yi itam ci sama bopp la woon donc damay doon dem à l'époque ci sama ay tailleur ne leen lii laa bëgg mais fa laay nekk di dessiner naan leen yokkal leen ma ci lii dindi leen ma ci lii wàññi leen ma ci lii donc expérience bi ci sama entourage la commencé daal. muy expérience yu ko may tey mu yegg ci jubluwaayam gu njëkk maanaam mënal boppam ci lépp li nga xamante ni bëgg na ko def wante balaa mu caa yegg nag Caba ngi xamle ni yoonam bi wana loolu ay xaaxaama muy lu xel mën a nangu ci gis-gisam wante bëggu ci fàttaliku benn. man bëgguma ko lim parce que su ma ko limee rek dafay nekk genre blocage lay nekk pour ma avancer je préfère man jéggi leen jàll ci leneen avancer daal mais blocage yi moom bari na donc même yow ci sa liggéey je pense que am nga ay blocage donc liggéey boo gis rek am na ay blocage mais da nga ko jéem a surmonter jàll ci leneen. muy ko nga xamante ni fu ne lañu koy woowee ay artistes rawatina yoo nga xamante ni tey ji moo leen di solal. y en a beaucoup des chanteurs des artistes des peintres mais ñi nga xamante ne ni aujourd'hui ñoom laay cité ñooñu samay frères lañu samay fans lañu c'est le groupe Daara J Famille. bokk na ci li ko neexoon loolu bés bi nga xamante ni tànnoon nañu ko niki njiital Wakili ngir mu organiser ab soirée de gala boo nga xamante ni gendarmerie nationale moo ko doon amal te ñu seetlu woon ci teewaay yu nga xamante ni ràññeeku nañ bu baax ci wàllu musique. ñu ngi def seen soirée de gala avec Youssou Ndour boo xamante ni y avait 2500 invités ak chapiteau 4500 mètres carrés donc boobu moom challenge la woon pour man parce que mosuma woon organiser soirée bu toll noonu. fi jamono ji nag nga xamante ni ndaw yaa ngi wéy kon di jooy ñàkkum xëy moo ngi leen di woo suñu entreprendre maanaam bañ a toog rek di xaar jug defal seen bopp wante ngir mu jaar yoon mi ngi leen di woo suñu ànd ceeg Pastef bëgg lu ñuy def te bañ a yàkkamti ngir kon yegg ci jubluwaay yi. na xale yi góorgóorlu gëm seen bopp te xam ne dara yombul nañu góorgóorlu te def nànk di dox nànk sûrement moo gën di waaxu ba doo xam fi ngay dal nañu dox nànk gëm seen bopp te góorgóorlu yokk jom daal ak fulla ak fayda. muy ndaw soo nga xamante ni mi ngi wéy di gëm fu mu jëm dolli si di relever ak fii si njeexitalub ab foire internationale bu mu bokkoon te ñu amaloon ko fii ci réew mi ci lu ko bett sax moom la ñu tànnoon kon jox ko prix créativité mu jëloon kon ñetteeli place bi. mu ngoog mu ne woon natalu Cabalo di yëngu ci wàllub entrepreneuriat ñu doon ci ànd ak Abdourahmane Ly ba tey ci jotaay gi ñu yegsi nag ci wàllub wér-gu-yaram mbas mi tolluwaay bi ci réew Sénégal ñetti doomi aadama ñoo daal di génn nag amee feebar bi ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi nga xamante ne amal nañ ko ñaar nag wér nañu tey nag ci mbas mi la ñett ñoo ne ci sauvetage amul benn doomi aadama bu faatu ndax coronavirus bésub démb yemook gaawo nag fukki fan ak ñett ci weeru ko novembre atum 2021
dibeer tey fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ak atum 2021 mu ngoog mbokk yi fi dañuy daal di yëkkatee jotaayu njolloor si amoon mbégte dégte leen xibaar yi di wéyandi ci www.imedia.sn jaa ngeen jëf